waaw jërëjëf ñu dellusiwaat ci waxtaan bi toujours ak champion ak sunu invité bi muy wax El Hadj Bourkhane Wade di sunu xarit di sunu tey jii moom la ñu woo invité fii ci Sénégal Live mu war ñu waxtaan te continuer ñu bari ci làmb xam naa lépp sax du xaj ci benn émission parce que tey mooy première fois te dina fi ñëwaat parce que man lépp loo xam ne nekk naa ca muy ñëw ci wàllu làmb dama ko cay boole parce que sama nit daf maa boole ci léppam kon man tey lu ma bokk naa ko ci waaw te li ñu boole dafa bari. Bourkhane yaa ngi woon ci affaire comportement xale yi ni ñuy solo parce que bu njëkk mbër daan service booy bëre def sa yëfi mbër mais boo bëreewul wala nga ànd ak mbëri comportement sañse ba jekk service ba rafet xeeñ ci lu neex bu defaru ba rafet dem ci góor ñi est-ce que du loolu waruñu ko dellusiwaat mbër yi delluwaat ci xale yi jàngalaat leen civilisation ñu xam ne nit ku baax dafay defar boppam booy dem ci mbooloo même boo demul ci mbooloo sax da nga war defar sa bopp waxtuma laa nga jëm ci mbooloo waaw. dëgg la Alaaji Ibrahima mbër yi sax demoon nañu ba commencé déraper bi ñuy xëppoo suuf di xotti seeni mbubb waaye actuellement loolu changé na comportement bi nga xam ne moo neexul nit ñi mooy fans club yi mën nga nekk fans club ñëw sol sa yëre yu yiw ñëw toog ak say xarit ngeen jëndalante ay boissons jëndalante ay café waxtaan seeni biir moo tax amateurs yi gis nga tey jéeg regroupement yi ñu def parce que ñoom xam nañu lan mooy ànd mais fans club yi ñoom ñooy ñëw di sol ay perruque ay grand bu jigéen ay comportement yoo xam ne ay slip ñëw ci làmb sol lu dul flottant di tuuroo ay ndox loolu du lu rafet ci làmb te loolu nee naa ne même ARELS da cee war a liggéey ARELS ay chantier dañoo rëy ndax tey bu fekkee ne da nga ne bépp écurie man maa leen boot te lii xew ci biir écurie yi lay xew fans club yi ci écurie yi lañ bokk kon ñooñu dañoo am liggéey yu rëy yoo xam ne dañu war wax ni seen mbër yi ñi leen di supporter dañu war a am comportement bu rafet ki nga xam ni dañoo gis ni que dafa am ay fans club boo xam ne dañoo discipliné ñu nekk ay nit yu set yuy sol ay tenues yu baax di nangoo supporter ñooñu ñu leen di décorer décoration yu ARELS mën na ko def comme CNG mën na ko def ndax dama mës a wax ak président Alioune Sarr ne ko bu sanctionné jotee ñu sanctionné ñu kon nag bu nominé jotee war na ñoo nominé bi ñu ko waxee mu nangu ko daal def benn nuit boo xam ni nuit des arènes la tudd mu xool ñi nga xam ni ci seen am nañu comportement bu baax mu leen di nominé kon tamit xëy na bu ñu defoon noonu xale yi nga xam ne ñoom ñooy yor tenue yooyu nga xam ne neexuñu ñun xëy na ñoom mën nañu am changement à travers ñi nga xam ne ñoom la ñuy supporter si ñooñu ñoo leen war a won ni leen man kat bokk naa ci mbër yi gën a discipliné bokk naa ci ñi nga xam ne ñu gën a yiw lañu kon ñi may àndal dañoo war a yiw parce que at mu jot ni ñuy joxeel ngembu door ñu koy joxe tamit ay trophée ci ñi nga xam ne ñoo gën a discipliné ci ay fans club wala ay supporters. jërëjëf El Hadj Bourkhane loolu tamit ni nga ko waxee noonu la parce que man mii tey damaa yor école di sax xam-xam. mais damay wax sama xale yi toujours ñetti logo yi laa bëgg. daal ngeen dàq fee bëri gën fee civilisé gën fee yaru. ñett yi toujours maa ngi leen ko wax. dama ne sax xam-xam. damaa bëgg ngeen gën fee yaru. gën fee civilisé dàq fee bëri. waaw. yaa ngi dégg loolu nag moo sañoon tamit mu law ci écrit yëpp parce que làmb ku ko defar ñun nga ko defaral. waaye ku ko yàqu tamit ñu nga ko yàqal. dëgg la waaw kon nag léegi tey El Hadj Bourkhane ni mu ko waxee dégg ngeen ko. ñun ñi nga xam ne ñoo yor club yi. waa actuellement rek ñu ngi jiite ko. nañ ci góorgóorlu liggéey ci. waaye est-ce que ñun tam Bourkhane foofu du ma la bàyyi laaj ma parce que ñoom. ñi nga xam ne ñoo yooyu est-ce que am nañu baat boo xam ne bii tey dañu woo mbëru mag mi ne ko ñi ngay àndal nañu yiw. nañu mu sant leen ñu def. waaw xam nga El Hadj Ibrahima écuries yi ñoo jiitu école yi mais bi école yi ñëwee dafa war a am forme boo xam ne noonu la war a doxe xam nga tey école privé boo fi mën a dem soo demee da ngay joxe droit d'inscription di fay par weer ñu wan la ne école bi kat charte yi lay doxe élève mënta gën a fort professeur am wala ka koy jàngal kon ñii tamit entraîneur yi fi nekk ak bureau yi fi nekk su fekkoon ni par exemple dañuy sanctionner comme ni CNG di sanctionner kon il faut élèves yi déggal leen exemple rek laay joxe Balla Gaye moom daanaka carrière am jeex na
ku ko koñe mu bàyyi la ak li nga yor dem créer yëfam kon kooku mënoo ko wàññi. Modou Lo la même chose waaye tey man xam naa ay xale yoo xam ni ñoom dañoo nekk ci bunt boo xam ni li leen arrangé mooy ñu topp école yi. su fekkee ni yow saison bi soo bëggee bëre man maa lay defal licence su ma la nee toogal nga toog su ma lay jógal nga jóg kon normalement dootoo xoolati mbër yooyu comme par exemple ay Balla Gaye wala yooyu mais ñeneen ñi ne ci suuf te am lu ñu bëgg te am yaakaar ci làmb ñooñu laay wàññi. am na benn at Baye Mandione ñi nga xam ne ñoo këyitu gëm sa bopp dañoo ñëw ne duñ ko joxal licence mais dañoo mujj dem waxtaan ak ñoom Baye Mandione ñëw gis leen waxtaan ak ñoom ñu déggoo keroog baabu mii moo signé contrat ba. xam nga kon am na foo xam ne bu fu mbër tolloo yow mi moom école bi wala yéen yi nga xam ne yéen a ŋànk école bi war ngeen ko mën a wax ni ko toogal mu toog wala jógal mu jóg. waaye mais su fekkee ni par exemple yéen a da ngeen a fan mbër mi ba mënu leen ko wax dara loolu nag liggéey la too mbër mi. wala ngay sabu ci turam. waaw kon léegi liggéey la too mbër mi il faut école bi moo koy commandé mais moom warul commandé école bi. tey jii il faut ñu yor forme école dafa am président am secrétaire général am trésorier am entraîneur am manager kon ñooñu il faut que élèves yi jox leen cër fépp fu ñu leen bëgg a wane ne da bu ñu la waree koñe wala ñu war la punir da mën nañ la ko def parce que bu saison jotee nga bëgg licence mënoo dem fenn te ñoom attribué wuñ la licence. loolu dëgg la waaw man daal bu ma la déggee daal mooy école daal dafa war a dundee ni turu école mer élève ak maître nañu war a mel na bureau bi war santaane règlement intérieur bi nañu ko tegee noonu la war a doxee. yaakaar ay ressources. waaw école yi dañoo war suñu toogee ba année bi dee ñu ne temps de combat la ñu bëri lii la ñu liggéey mais école yii ngay gis ni Birahim am na ci fi def fukki at boo leen laajoon 200,000 mënuñu ko génn. benn ci man mi école sàq xam-xam. waaw 2006 laa ko taxal ba nëgëri. dara suñu kees dara amu ci. dara amu fa. loolu nag waaw gàcce la ci école. waaw boo xam ne suñu la waxoon defal bilan. waaw doo parce que du yow. waaw mais yow yaa yor école bi. waaw mais da nga am ñoo xam ne da nga leen a wóolu jox leen école bi. di leen teg ci yoon. parce que defaral loo sa bopp. mais nag administration boobu. ñoom ñoo war a liggéey boobu at mi dee ñu dajale ñëpp ni école bi kat liggéey na temps dépensé na temps desal na temps wala amul dara. loolu nag moo jafe ci am parce que tamit lenn temps ci ñëw pour xam wala ñu def mais combat tamit yombul da ngay gis école boo xam ne dañuy toog ba at bi jeex benn combat la ñu bëri wala ñaar est-ce que loolu làmb jaa ngi dox pour xale yi pour école yëpp di bëri loolu tamit nañ ñëw ci question boobu. boobu xam nga lu ko jur école kenn waru ko yoral licence am licence yëpp warul nekk ci burxaan warul nekk ci benn manager ci secrétaire général école bi fa la licence yëpp war a nekk mais yow benn manager boo xam ne mi ngay ñetti saak yëpp ay licence la def te mënut a bëreeloo ñëpp handicap lay doon. am na mbër manager yoo xam ni mën nañu combat bu nañu am ci set mbër dañuy toog sax di wax ne man su ma la yorul doo bëre loolu lu yàq la il faut ma ne la yëf yi day delluwaat ca ña nga xam ne ñoom ñoo yor mbir mi muy ARELS bépp école su intersaison jotee nga ne tey jii juróom-ñaar ñoo apte pour dem war a bëre saison bii di ñëw bu boobaa da nga leen di yóbbu ñu defi seen visite bu ñu defee seen visite ba pare nga yóbbu leen CNG fay seen licence daal di jël licence yi téye daal ni manager sàngam ak manager sàngam ñoom laay liggéeyal fu combat amee bu boobaa du manager rek mooy uti combat. waaw foofu nag léegi itam dinaa fi ñëw bul xam waaw bu fekkee ne moom promoteur yi kon li xew léegi promoteur bu nekk day am mbërëm boppam samp mbërëm boppam di moom xaalisam moo ko moom mooy tëgg làmba mooy génn xaalisam jënd licence am di tànn ne man bul xaan moo ma neex wala diw mi moo ma neex wala diw mi moo ma neex maanaam móor yi moo ma neex wala si jël sama exemple ci samay boole waaw kan ñi ci des nu ñuy bëri moom moo yor xaalisam mooy tëgg làmbam ne man nangam diw laay bëriloo dégg nga te kooku te ku nekk am samp sa benn mbër daal ne kii mooy sama moom laa yor ba kon ñi ci des nu ñuy bëri ma ne li xam nga li waral ñoom li leen may doole boobu mooy licence yooyu yëpp ñu dajale mais bu dee Birahim yaa nga dégg moom moo yor licence yi ci biir école bi tànn ni
Matar Ndiaye laa jël mook Burxaan ñooy signé sama école ñun bu combat amee dañuy ñëw ci Birahim mu jox ñu licence yi ñu dem régulariser. mais tey boo yoree yow say saak wax promoteur bi ne ko mën naa la jox diw ak diw ak diw ak diw dajaleel ñëpp jox leen loolu dafay yomb mais su fekkoon ne nag club bi la di nga gis promoteur yoo xam ne dañuy ñëw seeti école ba directement parce que léegi dootul nekk manager rek mooy wuti combat léegi même école bi day wuti combat te école yi suñu demee ba am seen li ñu ay moyens mën nga ñëw yëkkati 100 000 yaa nga dégg ne ko lii man maa koy jënde billet pour samay xale parce que nee naa la il faut mu nekk forme école nii mu nekk nii informel la lu waay neex def benn manager yore lu war a mat 1000 licences di ku ñëw mën naa laa defar programme complet mais bu fekkoon ne licence yooyu ma nga woon ci Birahim Malick ñi ngi yor ay licence am Mor Fadam yor ay licence am bu boobaa loolu dootul mën a nekk léegi nag moo tax ma ni il faut mu delluwaat yor forme école parce que manager yi école yi seen bopp ñoom ñoo leen di accrédité ñoo naan diw laay liggéeyal. waaw foofu pour xam dama ci ñëw est-ce que foofu tamit ñun dem nañu bàyyi xel. ci CNG bi nga xam ne muy jiite làmb ji tamit est-ce que loolu amu ci part de responsabilité parce que part de responsabilité bi toog benn groupe rek taxaw ne ñii rek ñooy bëre te ñeneen ñi duñu bëre. waaw amoon na bu njëkk ba CNG amoon na ci part de responsabilité parce que moom kenn la woon comité de gestion la tudd kon moom jamono boobu moom la woon mooy gérer waroon naa xool ni il faut que école yëpp di bëre mais tey jii bi nga xam ne am na yenn association yu judd ci wetam am doole comme ni mu amee doole wala boog war a am doole comme ni mu amee doole ñooñu léegi nag am nañu ay responsabilité ne léegi ñun il faut ñu fexe yeneen école yëpp boo xam ne dafa amoon commission boo xam ne ñooy combat ndaw yi promoteur bi mooy ñëw ne monté naa Siteu ak Papa Sow léegi dama bëgg ngeen defal ma ay combat yu ndaw ñu ñëw daal di ni am na benn commission boo xam ne Mbaye Diagne ak Pala ñoom ñooy monté combat yu ndaw yi écurie bu ne ñuy dem jël fa mbër boole leen. mais foofu tamit foofu dama ci gis ñi ñu ko fi defoon tey gis. ñoo xam ne dañ lay wax tëggal combat nga jël say mbër rek ñuy bëre bàyyi ñeneen ñi parce que yow menacé nga jël say mbër rek ñuy bëre yaa leen di wutal adversaire te ñooñu rek ñooy bëre est-ce que loolu bu fekkee ne promoteur bu ñëw bu leen wutal may combat nga tànn sa mbëri bopp rek ak sa mbëri gaañ rek est-ce que loolu day freiner làmb. déedéet loolu warul demee noonu commission lay ne. mais am na ñoo xam ne noonu lañ koy doxale. waaw noonu léegi nag ma ne bu fekkee ne commission la xam nga bu fekkee dama ñëw Birahim da man la wóolu ni ma defal man ma xool li ma neex ma def ko kooku man rek la engagé mais bu fekkee ne par exemple dañu ne Birahim ak Burxaan ak Moustapha Gueye la ñu boole ñoom daal ñooy monter combat yi ndaw yi li ñu leen sant nag mooy école bu nekk ñu jël fa kenn bu boobaa loolu dañuy gis ne que mu commencé am njariñ waaye bu fekkee ne par exemple dañoo ñëw rek ni Burxaan rek la ñu jox Burxaan tamit moom Birahim rek lay sédd def ay combat boobu ba tey du intérêt làmb intérêt làmb mooy ke école bu nekk nga jël fa kenn bu ëllëgee nga changé waat demaat feneen jël fa ay mbër ñu defar programme ba mu baax ce qui fait kenn ku ne di ci gis sa bopp parce que tey ngemb door ni ñu koy defee ki ëppale ay victoire mais yow boo amul ay combat nooy de bokkee compétition ah am na ñoo xam ne tey fi mu ne làmb demagul fenn waaye ñu ngi ci ay 20 et quelques combats wala sax ay 10 combats te am na ñoo xam ne bëreegul amuñ kenn koo xam waaw loolu moom discrimination la ndaxte kenn boolewu mu ci affaire bi waroon na nag képp koo xam ne am nga statut école mënoo toog ba saison bi dee te amoo ay combat moo tax nee naa la ARELS liggéey bi mu war a liggéey yu rëy la parce que war na fexe d'abord ba association yu bari ñëw ci wetam ak xeetu liggéey yi nga xam ne mi ngi commencé parce que kenn xamu leen woon ñu ngi leen di commencer reconnaître il va falloir ñoom ñu jël ay décisions yu fort yaa nga dégg ba nga xam ni su ku ñu woo nga wuy leen barki Demba Ndiaye bi nga xamante ni problème bi am na ci stade bi man ak Malick ñi nga ak ñoom jili ñoo régler situation bi ci suuf ak Alioune Sarr waaw kon loolu il faut que ñoom ñu xam ni du lu ñëw rek nga ne
CNG parce que bu fekk CNG nekkee moom kenn lu ñëw mën nga koo wax mais yéen bi ngeen demee ba créer seen association nekk association boo xam ne yéen a boot lépp luy écurie ak école boobu waa nag war ngeen xam ni am ngeen doole boo xam ni war ngeen génne ay idées progressistes yoo xam ne dañ bu ñu fi demee ba déwén ñu ne ah lii kat moom la fi arrêté def ci lu bees waaw mais dootul nekk ay CNG parce que am na benn jour sax ma discuter ak président Malick ma ne ko sunu statut bu fekkee lépp dañu référé wu ci CNG su fekkee am na loo xam ne ñun ànduñu ci nan lañ koy kaase parce que boo waxee dañ naan la règlement bi la arrêté dafa war am règlement am boo amee règlement léegi comme par exemple refus d'obtempérer mbër maa nga jóge di bëre ak coonoom yëpp am ku jóge ca kaw tribune ba daw romb alkaati yaag superviseur yëpp dugg ci biir géew bi ñu bëgg a dagg xale bi moom victime la dañ ko waroon a protéger sécurité bi pour moom la superviseurs yi pour moom la ñooñu ñëpp am faay moom ñu jël lépp sëf ko ma ne ko loolu suñu ci d'accordé bu ëllëgee dañuy wax lii règlement la te effectivement seen règlement la dañuy wax ne bu nit jógee fee bu duggee ci biir yow la ñuy dagg yow nag boo nee man tamit damay référé wu ci règlement bi nga xam ne moom la CNG def kon dimbaleetoo CNG te CNG dafa soxla ku ko dimbale dafa soxla koo xam ne day indi ay xalaat yoo xam ne ñoo exposé ko moo xam da ngay bind wala da ngay demander rencontre soo ñëwee toog ak moom ne ko man kat gis naa ne nangam ak nangam bi ànduma ci ak yéen ñoom it ñu xool daal na waaw kon d'accord nañu xool nan lañ koy defarewaat mais bu dee yow da nga ne loo wax dëgg la looy bëgg a wax dëgg la kon noo koy dimbale. dëgg la waaw loolu tax may la CNG yow mën ngaa indi sa idée jox leen mais idée yooyu est-ce que ñoom duñ ko jëlee duuf ci toile bi fàtte nga indi sa idée yu baax parce que man yàgg naa bind ay idée jox leen keneen bind idée jox leen bu ma ne nag lépp a baax mais idée yooyu mosuma gis ñu exécuté ci benn est-ce que loolu tamit doxal na la am parce que ndam bu ko ñëpp bokkee ku ne day wax xalaatam waaw loolu nag mooy yoon gis nga mbir mi bi suñ ko bokkee man mii di wax ak yow man tamit bind naa yoo xam ni kenn tontuwuma ci mais nag dina am ay réformes yoo xam ne da ngay xam ne lii kat ñun doon nañ ko kaas te def nañ ko tey parce que tey sorti bi sorti amee ñu ne génn kooku kenn war la sanctionné kooku bëriwul kooku hors jeu la def moom di la pousse ba nga génn du acte de lutte kooku normalement yow la ñu war a sanctionné mais ngeen di bëri ba génn kenn warul wax kenn dañ leen war a waat ngeen ñëw ci biir géew bi su ngeen di xeex aussi parce que nit ki du ngeen xeex ngeen taxaw benn place il faut mu am kuy déplacé yaa nga dégg bu boobaa tamit kenn war leen a sanctionné mais boobu am na ay rectificatif pourcentage ba 15% lañ doon dagg ñun ñu toog ne 15% ëpp na bañuñu ko ñu dagg mais nag nañ seet lu rationnel loo xam ne lii kat dañu xam ne kat lii punition la waaye nag def loo xam ne bu ëllëgee nit ki au lieu nga koy defal da nga koy yàqal loolu aussi jaaduwul ñu wàññi ko def ko 10% xëy na au fur et à mesure ñuy ànd ak ñoom di liggéey am na si yoo xam ni man je ne préfère pas ñuy bind rek toog dañuy demander rencontre ay nit lañu comme ñun ñu toog ak ñoom wax leen ñun kat lii ak lii la ñu gis ñoom ñu wax ñu léeg-léeg ñu wax ñu bañ ci saa si mais bu ñu demee ba dugg seeni bureau ñoom rek ñu ne ah la Birahim waxoon kat dëgg la suñu deful lépp it ñu am lu ñu ca def waaw parce que ñoom seen doole dafa war a wàññeeku ginnaaw bi nga xam ne am na yeneen association yu ñëw ci seeni wet comité de gestion ba ñoom kese la fi woon manager rek moo fi topp amul benn association tey am na association yoo xamante ni ñoom dañoo taxaw ba pare tey ñooy doole ji parce que ñoo yor mbëri mais ñooñu nag il faut ñu jéem a yëngatu tuuti Alaaji Birahim waaw loolu yëngu xam nga loolu lépp liggéey la boo xam ne bii mu ngi ci kanam dinañ ci jéem a liggéey waaw pour di liggéey ko parce que wax dëgg yàlla làmb géej la lu bari na ci loo xam ne nii pour xaar war nañ cee toog waxtaan ci dégg nga ñu boole ñi ci bokk quoi ñi ci bokk composante yi ci bokk yëpp ñu ñëw boole ci biir bi ñoo xam ne ñii kat lii xalaat yi ñu indi xalaat yuy defar la mais man dama gis tamit am na ci leen loo xam ne naqari na ma gis naa doon la ci laaj da ngay gis ñaari mbër bëri ba kenn ki ngembali tas mais arbitre bi du arrêté combat bi ne kii defaral sa ngembali te ñun loolu amoon ñun dañaa gis mbër bu ngembali tasee ngembali rocciku day arrêté combat bi dégg nga nekk defaral ngembali mu defal ko ba mu baax ñu door a sifflé waat waaw bu commencé fecceeku rek arbitre bi day ñëw téye seen ñaari ndigg ngeen taxaw kenn ki defaru te ma ne
bàyyi ngembal tas mu lang du ci suuf duñ ko arrêté est-ce que loolu du ñàkk xam rek la du ñàkk xam li ñu leen jox la. mais ñàkk xam la ndaxte yow bu dee fuseau day protéger cëru nit ki saa yu fuseau bi génnee nga ne ko règlement bi dafa wax ne sa fuseau dafa war a dugg kon kay bu ngembam waree tas war nga koo arrêté mais des fois dañuy xaar ba action ba jeex parce que man mënuma wax sax affaire far waaye nag am na loo xam ne boo ko seetaanee day mel ni yow mii da ngaa far waaw parce que su nit ki nekkee ci benn position ngembam di tas ak position bu nu mu mën a mel arrêteel ba mu defar ngembam nga dellu su ko bu waree daan. yow bi waaw foofu tamit ñëw foofu leer na mais am na leneen tamit gis naa ko ci làmb ji loo xam ne ñun gisuñu ko woon suñu jamono mooy ñaari mbër bu ñu masaa jëm bëri ba jub làng gi ba nga xam ne ñu ngi dugg ci làng gi te bu chute amee day indi coow damay arrêté combat bi indiwoon nañ ci digg géew bi waaw loolu lu tax la léegi ñoom damay gis mbër yi bëri ba ci saako yi ñu toog di leen seetaan est-ce que loolu waru CNG waru cee gestu dellu ci waat ci ginnaaw. xam nga fan la mbir ma nekk des fois dañuy wax appréciation wu arbitre lii arbitre bi mooy xool ndax war na koo def waru koo def gis nga mbir day am foo xam bu fa tolloo il faut mu am ay réforme dañoo war a wax ni avant nga yegg ci saako yi bu fekkee ne benn acte amul avant ngeen di yegg ci saako yi nañ leen arrêté indiwaat leen ci digg géew bi mais su fekkee ni par exemple da nga ne dafa am première saako ak deuxième saako arbitre bi mooy xool fu mu ko neexee rek parce que léeg-léeg nga gis koo xam ne benn tànk bi day génn beneen saako bi mu leen di seetaan ñuy bëre or foofu da nga war a siffler indiwaat leen ci digg géew bi loolu tamit loolu manque loolu ñàkk xam CNG la parce que ñu damay wax toujours ne que su bëree dóor Sénégal rek ko am keneen amu ko ñu rek ñoo ko am kon tey am na ci lu ci nekk loo xam ne lii luñ ci fekkoon suñu maam di ko def waruñu ko dindi mooy wëlbit gang amul trois avertissement ak benn avertissement kii am 2 kii am 3 nga yëkkati loxo kii ci ay millions nga fay nit ki ay centaine de millions ba pare ñu dem mu jeexee ci ñaari avertissement kii am 2 kii am 3 est-ce que loolu yéen managers yi ak yéen ñi dundal làmb yoon loolu rafetlu ngeen ko est-ce que loolu tamit sama question bi jeexee mooy est-ce que loolu reyul làmb ji ba ñi daan seetaan mag ñi daan seetaan làmb yëpp ñëwatuñu ndax victoire yooyu. waaw man ànduma ci loolu man su fekkoon ci man la dépendre man wël gàng man moom laa gën a bëgg ñoom dañoo dugal yeneen i point ci biir comme par exemple ndengeñ am na arbitre yoo xam ne soo ndengeñee 30 secondes rek ñu arrêté avertir la yow parce que ndengeñ dañoo bëgg nga boo ko defee rek nga def action. ndengeñ dafa bokk ci bëre. ci bëre la bokk. ma ne ñoom bu ñu dugalee loolu ñoom boole ko ci pénalité yi su fekkee ni nit ki dafa ndengeñ 30 secondes su ko dépassé rek dañ lay arrêté daal la avertir dañoo bëgg saa yoo ndengeñee nga def action léegi loolu day yokk pénalité yi benn ñaareel ba arbitre yi kenn di nga gis koo xam ne mën ngaa ndenge 1 heure de temps du arrêté nga gis keneen koo xam ni 30 secondes yi bu koy dépassé mu lay avertir. foofu du ma dinaa la dog mais est-ce que ñoom ñiy arbitre xam na lañ mooy ndengeeñ. est-ce que xam nañ ko parce que. xamuñu ndengeeñ parce que ndengeeñ ñi ñuy seetaan fii sax am nañ ci bari ñoo xam te ñu ngi seetaan si bi dégg nañu moo ndengeeñ mais xamuñu luy ndengeeñ parce que des fois damay dégg ñu naan benn mbër du bëri day rasu rek day rasu mais xamuñu luy rasu te kooku war nañ cee ñëw ñoom xamuñu luy rasu dañ ko war a jàngale nit ñi teg seen bët rasu mooy ñu jekku la ba war laa daan ba ñëpp yaakaar na génn nga fexe ba rëcc ba xa ba génn ci loolu mooy rasu te loolu ko mënu ci bëri mënoo bëri am na mbëru mag mu fi bëri dañ ñaa fa ñoo day rasu déedéet rasu mooy ñu jekku la ba war nga bëri bi jeex na nga fexe ba génn ci waaye ñi mënta bëri nag moo yàgg naa ko wax ñi seetaan bëri te mënuñoo bëri ñoo ëpp ñi seetaan bëri bëri mën a bëri waaw waaw ma nangu ma pratiquer def li may def yow mi nga xam mosoo ko def ngay discuter ak man te mu nekk dëgg aussi Alaaji Ibrahim làmb ji fi jóge muy diggante Alioune Seye 2 ak ñàkk jariñ kooku sax dama yéey sama lañ ci mais ci laa noroon a ñëw parce que yow yaa wàcc gis naa la ci YouTube bi nga ñëw di defare di arranger combat boobu parce que violence boobu mel noonu ci combat boobu metti na ñëpp ñi ku demul làmb jax seetaan ko sax metti na la kooku en tant que manager en tant que ancien lutteur en tant que manager kooku dama bëggoon nga ñëw ci moom it kooku mënuñu jeexal te waxtaanuñ ci parce que ak sanction yi ci am parce que sanction yi ñu sanctionné kii am nañu d'accord ci Alioune Seye am na ñoo xam ne d'accord nañ ci ak sanction Alioune Seye waa xam nga man su fekkoon ne maa yor Alioune Seye bés boobu kon du xeex
du xeex wala kon du yegg foofu ndax dinaa fexe balaa yëfi di yegg foofu ñu arrêté ko parce que bés boobu ñu bari ci ñi xam làmb dañoo jàppoon ne Alioune Seye dafa jekk goo xam ne tey jii jekku victoire la yoroon alors kon man su doon man la damay fexe mu bañ a xeex waaye nag comme loolu ñëw na mais dafa am ay responsabilités yoo xam ne c'était partagé ñeenti responsabilité am na fa bi jiitu mooy làmb mënul am sans docteur te infirmier moo fa nekkoon man xam naa ni président Sarr def na ci constat te dana ci jublu ba làmb buy amati docteur lañ fay teg ndax moom ci boppam def na constat bi beneen bi sécurité la ndax ñenn ñi nee nañu Khadim Samb joxe na 1 million pour sécurité te la fa newoon ci ay alkaati xam naa ne matuñu 50 te stade bu toll noonu ak mbooloo mu toll noonu sécurité bu doy moo fa war a am mais ci profito sax pour nuyu le Ablaye Diop directeur police Ablaye Diop suñu xarit moom dafa wax ni dootul nekk ay nombre de policiers comme par exemple ñu naan 100 000 la ñuy joxe yaa nga dégg 50 policiers la ñuy joxe mais dañuy xool loo xam ne mooy assurer sécurité wu manifestation ba te noonu la war a demee suñu demee ba nga xam ni da ngay jël 500 000 joxe ko ay alkaati du doon ay nombre naanaan ay 100 policiers ak ay 50 policiers da ngay xool lu mat loo xam ne lii war naa mën a assurer sécurité nit ñi nga joxe ko waaye du doon parce que alkaati yi nag sunuy alkaati lañu dañoo am seeni salaire war nañ leen jox nag loo xam ne war na tax ñu mun ñoo jàppale waaye du loo xam ne bu ñu leen ko joxee ba pare du ñu jox lu mat kon ñaara ngi noonu benn bi mooy docteur beneen bi mooy sécurité beneen bi ñaari mbër yi war nañoo xam ni xeex waru leen waaye man dama wax ni waaw comme ca la ñu jëm waaw ci xeex ba lañ jëm jaru yàkkamti waaw mais dama ne làmb war na toll foo xam ni alaaj Birahim mbër mi nee nañu dafa am charme pour ñu koy gis muy tuuroo gaalaaja nañ la wutal foo xam ni ñëpp dañuy ne ci ginnaaw yow nga taxaw fii ñu la fay sotti say gàllaaj boo paree arbitre day siffler pour wane ne waxtu yu jot na bu boobaa yow ak sa entraîneur ak sa manager rek ngeen dugg ci biir géew bi su ngeen duggee ci géew bi ba ñu présenté leen amul butéel sax duñ la fa accordé ay butéel suñ la présenté ba pare manager bi dem toog place am entraîneur dem toog ci chaise am ngeen bëri bu boobaa kon parce que mbër yi xeexoo ñu de seeni accompagnant ñooy xeex bërki démboo Njaay Modou Lo Eumeu Sène gis nga ko ci biir géew bi ak ñeneen ak yeneen ak yeneen Boy Niang gis nga fi koo xam ne dafa ñëw ba ci digg géew bi alkaati yaa nga fa superviseur yaa nga fa sotti Boy Niang li mu koy sotti di daw nii ñu koy xool kenn jàpp ko te daw rek déli la kon ko war ngaa jàpp nit ki pour xool lan lay daw te noonu la rombe alkaati yeeg superviseur yëpp dem ce qui n'est pas normal léegi nag li nga xam ne mooy solution mooy arène nationale fi ñu leen di parquet defuñu woon pour ni foofu fa la mbër yi war a ne dañoo waxoon ni dafa am zone A ak zone B am na foo xam dañ koo defar utal ko ay canalisation nga xam ne loo sangu mu dugg ci biir canaux yi yaa nga dégg nañu jël ñenn ñu def leen fa ña ca des ñu def leen fee waaye nag jël ñëpp dugal leen ci benn poche loolu rafetul. waaw loolu tax ma xam ne CNG affaire bii passé dinañ jël ay matuwaay parce que docteur Alioune Sarr tamit mënul nekk fii pendant 25 ans ci làmb ji gis yoo xam ne toujours ay yàqu-yàqu yi di continuer rek di continuer tamit loolu tamit rafetul ci deram quoi yaakaar naa ne bu jógee ci lii dina indi yeneen sanction yoo xam ne dina defaraat làmb ji xam naa ne temps bi gudd na li ñu war a wax ci làmb lépp du doon tey rek mais combat yi di ñëw am na combat yu mag yu fi am yoo xam ne en tant que kii tamit day la ci laaj sa xalaat comme ku mel ni Papa Sow Siteu
combat boobu nga borosel ñu ci. dégg nga balaa boobu sax dama bëggoon ñu waxtaan tamit après ñu waxtaan ci Modou Lo ak Eumeu Sène bi parce que kii Luc Nicolaï déedéet Modou Lo ak Ama Baldé Luc Nicolaï ñu di koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm kooku tam am na idée bu rafet boo ci wax boo xam ne war nañ koo taxawee parce que nit la koo xam ne kii day dundal làmb parce que nee naa leen ba tey toujours mbokk du ma dañ di ko wax mooy moom li mu néeg a fay ci mbër gisuma kenn ko ni ma fay mbër ku mel noonu nag boo amee tolof tolof damaa yaakaar ni ñëpp war na cee mën a jàpp dégg nga jàppale ko ñaan ñu den seeti président dem VIP yëpp daje nekk benn xàccendoo dem seeti kilifa gi ñu dimbaliñ ci loolu tamit mën naa foofu du ma la bàyyi nga te laaloo ci ñaar yooyu. waaw xam nga Papa Sow ma jëkkee fi nga commencé Papa Sow ak Siteu d'abord damay féliciter Papa Sow ak Diaw Ba mooy père ba mi nga xam ni ñoo am initiative defar créer écurie boo xamante ni seen ambition mooy am école di former ñii ñu former leen en lutte gréco-romaine ñii ñu former leen en lutte simple ñi ci des MMA ak lutte avec frappe muy initiative boo xam ne initiative bu rafet la boo xam ne xëy na ñoom nañu fexe ba bañ a toppandoo gars yi créer seen école boo xam ne day am structure bu wóor ñu xam ne lii école la ñu former ay nit élèves yi déggal leen ba ñu réussir seen cours yàlla na yàlla jàppale leen ci jàppale mbooloom jullit am na nag combat boo xam ni combat bu am solo la parce que ki muy bëreel xale la moom lépp luñ ko nawee entraînement ak hygiène de vie tax na ñu fonk Papa Sow mu nekk xale bu bëgg entraînement bu am ay capacité nag de lutte ndaxte kenn du fàtte digganteem ak Baye Mandione kenn du fàtte digganteem ak Bathie Seras ay combat yoo xamante ni yu am solo la bëri ci carrière am ak Lac de Guiers sax malgré daan na ko mais Lac de Guiers ñi mu mënul daan am bëriwuñ kon Papa Sow nekk na benn mbër bu redoutable boo xamante ni ku ñu am yaakaar la parce que dafa mën a bëre ba pare te dafa am hygiène de vie même su nekkee mag tamit nekkul mag bu bàyyi boppam kon combat bu am solo la mais ki muy bëree muy Siteu dafa commencé màgg ci gabareem ba pare am expérience ku xool Siteu ba doon bëree naxa-naxa ak Siteu tey jii di nga xam ni chaque combat day avancé ci xel di avancé si musculature am lenn rek moo ci nekk expérience bi mooy moo desoon waaye nag bi mu duggee ci MMA da ngay gis ni que am na lenn lu ko complété waat. est-ce que MMA ak suñu bëree benn la. non du benn mais suñu bëree dafa limité par rapport ak MMA ndax MMA même boo daanoo da ngay continuer compétir te ñun suñu bëree boo amee 3 appuis rek yaa nga dégg wala 4 appuis du moins rek làmb ji jeex. waaw kon ñoom ñaar tey jii boo doon jox favori kan ngay jox favori. xam nga favori joxe ko ci combat boobu kenn ku ne dafa am loo am la leen di tàggale nag victoire lay doon Papa Sow Siteu ko sut moo ko gën a nekk xale waaye Papa Sow moo ëpp expérience waaye nag est-ce que expérience rek doy na ci combat bi doole mën na caa bokk mën na la koo xañ nga bëre ba dee ñëpp la doole. kon yow kon yow daal gisoo ci favori daal. favori non man mënuma ko cee gis. fokk boo ko gis-gis man nag gis naa favori Papa Sow laa def favori mais toujours damay wax ne favori nag tekkiwul ne yaay daan waaye Papa Sow bëri bi ma gis ci moom gisuma ko ci Siteu moo tax man pour man ma def favori kon moo maa ak yow bokk ñu gis-gis foofu. waaw nu wax lii wala lële mais kii dafa am avantage yi kii am avantage yi te kenn ku nekk sa avantage mën naa mëdd avantage yu jàmbur xam nga taay yi bokkul. waaw léegi mën tey jii am na noo xam ne su ko Siteu bëree day mel ni mës na mën bëri parce que loolu day dal na Baye Mandione ci Papa Sow yaakaar na ni kii mënu koo bët te Papa Sow képp kuy nangu muy dox ci say wet moo la man ak noo mën a toll nag parce que am na doole boo xam ne mën na koo bëree te am na rapidité mais dama ne léeg-léeg yow nga yor sa bagage technique yépp mais doole ak taay xañ la ko mais est-ce que nag Siteu am na expérience bu tëj
loolu ci Papa Sow. waaw dama bëggoon ñu waaw nañ ñëw ci boobu après ñu ñëw ci Nicolas bi. waaw combat la boo xam ne combat bu am enjeu la parce que ba ñu bëggantee yàgg na soo fàttali ko am na benn signature contrat Mbuur la woon la waral sax booy Baye Mandione ak Modou Lo taxaw Ama Baldé moo doon dem di dëkki Modou Lo ñuy xeexoo Baye Mandione ñëw téye Ama Baldé ci ginnaawam ni da koy défendre bu ku ñëw fii ñu koy wane nii ci écran yi ca la combat wu Modou Lo ak Baye Mandione taxawee kon ñooñu bi ñu bëggantee yàgg na ñu ne bëri nañu mbappat Modou Lo daan ko mu kon na di ko topp ba tey ji seen combat taxaw waaye nag combat stratégie la Modou Lo képp koo xam ne bàyyi nga ko ci sagoom généralement doo ko daan Ama Baldé ñi muy bëreel ñëpp du leen may ñu déglu du maanaam du leen déglu combat am ak Tapha Tine combat am ak Malick Niang bari na ci ay combat yoo xam ne ay combat ak Papa Sow kenn ku nekk day avancer sa kaw comme ça xeex bu yàgg ba du fa ne. est-ce que ñooñu ak Modou Lo benn la. déedéet mais Modou Lo tamit dafa am capacité Modou Lo ginnaaw bi mu mënee bëree ba pare dafa mën a xeex parce que Balla Gaye ji boppam moo ko wax Modou Lo loo gaaw mu touché la par uppercut keroog bi ko Balla Gaye di daan da koo daan ba pare mais gémmi kanamam yëpp dafa toj waxuma combat bi de seen combat bu njëkk ba kon Bombardier ak ni mu mel ak fuggam ak nangoo xeexam ak yëpp ba mu bëreeg moom malgré moo daan mais ay blessure la yóbbaale ak bët bu fermé kon kenn ku ne da nga am avantage waaye gis nga bésu làmb ñun mën nañoo jàngat ba sonn mais bésu làmb naxante la parce que c'est par un entraînement intensif que le meilleur gagne. c'est ça kon daal yow code boobu daal gisoo ci ku ci favori comment xamoo ku ci favori. non ki ngay jox favori roi des arènes kay mooy favori moo bëreeg Bombardier moo bëreeg Balla Gaye moo bëreeg ñëpp ah def lu kenn deful déedéet parce que bés boobu stratégie mooy gagné du doon maa dàq bëre du doon maa dàq xeex mais ki gën a baax stratégie. baax na ci nag waaye fit ak jom ji ak mën a bëre bi dara ci ñëw de. loolu kay moom mooy fondation bi parce que am na boo amulee fit am na loo xam doo fa yegg. condition bu doy ak Birahim combat boobu lu tax amateurs yi soxla ko parce que dañoo xam ne bu fekkee bëri dañ ci seetaan ba doyal bu dee xeex ak njàmbaar dana fa am parce que Modou Lo moom kenn dootul waxate affaire njàmbaar ci moom parce que da ko wone ba ñëpp xam mais Ama Baldé dafa am ñaari combat yu tax nit ñi naw mooy Tapha Tine ak Malick Niang waaw kon loolu moo tax moom tamit statut bi ñu koy jox mais loolu moo waral tamit amateurs yi bëgg Balla Gaye ak Boy Niang parce que ñii dañoo wax ni Balla Gaye du xaar Balla Gaye day xeex ñii di wax ni Boy Niang am na rapidité boo xam ni te kenn dàq koo xeex looloo tax nag nit ñi kumpa googu moo waral ñëpp bëgg combat ba taxaw. année bii daal wax dëgg yàlla mooy combat yi nga xam ne ñoo gën a taxaw fi mu ne daal pour que war a suqali làmb ji waaw ñaari combat yi daal yaakaar naa te loolu nag waaw di Nicolas waaw président des sages ndax turam moo ko yóbbu suñ la tuddee sage lu mel noonu am fi ñu téye li Nicolas dañuy yàkkamti sage yi jóg pour ñaan président de la république parce que Luc Nicolaï bu fekkoon ni prévenu la président mënu ca dara tant que condamné wuñu ko mais yàlla dogal na mu nekk condamné ñun jóguñu pour ni dañuy marche jóguñu pour ni dañuy revendiquer ñun dañuy ñaan gi ñuy ñaan nag Luc Nicolaï dafa démarré mu am ñetti combat yoo xam ne moom la Sénégal yëpp bëggoon muy Balla Gaye Boy Niang Modou Lo Ama Baldé ak Reug Reug ak adversaire am
ñii woon Bombardier ñuy wax ñeneen lig ni man danaa ko tëgg génn daal di génn taxawal benn di négocier yeneen yi ci des arrestation bi ñëw ñëpp xam ne tey jii bu fi lig nekkoon kon combat yooyu yëpp taxawoon na léegi nag ñun dañoo bëgg président dimbali ñu indi bàyyi lig mu ñëw ci suñu wet yi nga xam ni yooyu la nësaroon yëpp mu concrétiser ko combat yi ñëpp ñu ngi toog di xaar famille yi ñu ngi xaar amateur lamb yi ñu ngi xaar mbër yi ñu ngi xaar te it nag président war na bàyyi xel ni lépp luy action ci action gouvernementale mbër yi ñu ngi ci kon war nañoo mën a jàppale. kon Bécaye Bourkhane da ngaa fekk nag ñu waxtaan bi gudd na xam nga suñu waxtaan li ma la wax du jeex dégg nga bari na loolu waxtaan bi caméraman Fall maa ngi koy ziar moom it mu ngi ñuy wan ne sax temps bi weesu nañ ko sax waaye tamit li ñu war a wax yëpp daal dama bëgg nga dugg ci CMU bi nga xam ne wutal nañ ko mbëri les saa wutal nañ ko mbëri rek ñu ci gàttal rek nga sensibiliser mbëri ñëw jël seen i carte parce que dañu war a faju ñu may leen ko yaakaar naa loolu ku ñu ko may war a taxawalu sax. CMU dafa ñëw ci waxtu bi nga xamante ni mbëri soxla nañ ko parce que fi ñu daan toog di kettal ay nit ñi def ay téléthon di def lu ne CMU ñëw CMU ñëwul pour ñi nga xam ne ils sont dans le formel mais dañu fi ñëw pour ñi nga xam ne dañu nekk dans l'informel maanaam amoo dara ñu ne kon ñooñu nañ leen regrouper jox leen opportunité pour que ñoom ñu mën di faju feebar faju kon su fekkee ne par exemple boo feebaree nga waroon a fay 100% moom mu fay 80% nga fay 20% loolu xéewal la bu fekkee ni par exemple da ngay dem jëndi ordonnance nga dem ci pharmacie fay 50% moom mu fay 50% loolu kon vraiment nit ñi suñu demee ba nga xam ne dañ la may nga waroon a fay 3500 léegi fayatoo ko ñu may la ko kon sa carte dem jëli ko yomb na. Sénégalais yi nag carte yi bu ñu koy jëlee. carte yi ñi nga xam ne dañoo bokk ñun ci suñu association. waaw association ba di. association des sages. des sages de la lutte sénégalaise. waaw ñooñu bu fekkee ni par exemple ca nga bokk am président Moustapha Gueye bi nga xamee ne nekk na ambassadeur u CMU dafa ne képp ku bokk sama association danaa la jox 7 cartes mais képp koo xam ne ci écurie nga bokk écurie bu nekk danaa la jox 10 cartes 10 cartes yooyu nag da ngay defar sa liste envoyé ko le secrétaire général mu envoyé ko président secrétaire général bi Ousmane Diop la tudd Ousmane Diop Bargny moom ngay envoyé sa liste soo ko envoyé mu envoyé ko le président bi acheminé ko yóbbu ko CMU mu loolu nag ñu ngi ciy woo ñëpp sénégalais nag tàmm nañu bu ñu waree def du ñu def dañu ne bañ ne suba lay jeex ñëpp daw di buuxante ñu ngi ciy woo ni ñu ne le 24 la ñuy arrêté kon kenn ku nekk boo defarul woon liste booy boo nga yónnee sa liste waaw. waa jërëjëf El Hadj Bourkhane kontaan naa trop ci nga déranger ñëw ci Sénégal live ñëw émission bi roi des arènes ngay sama rakk di sama xarit ñu bokk làmb ji dédensement sax fa nga jóge sori na jóge ba bul ñëw ak sa oto yëpp wax dëgg yàlla ñëwal loolu rafet na te rafetlu naa ko kontaan naa ci trop ma lay ñaanal tànk yi ñëw yeeg dellu yëpp yàlla defal la ko yiw bi barakatu rasul ak sa njaboot yi yàlla def ci ñoom barke ak sutura ñu bàyyi la nga wax sa dernier kàddu ñi ngay sa dernier kàddu bi ngay tàggoog Sénégal live. xanaa santaat yàlla julli ci Baye Laye ak Seydi di wax Sénégal live yàlla na ko yàlla def télé techniciens yi fi nekk yàlla defal leen promotion di wax ni rek làmb sunu yëf la sunu sport national la nañ ko gën a defar te defar bi na nit ñi di éviter CNG kuréel yi nga xam ne lu mel ni ARELS ak les sages nañu xam ne seeni chantier rëy na te dañoo war a engagé wu commencer dès maintenant structure yi nga xam ne mooy école ñu jël forme école te bàyyi nga di topp ci mbër yi nga xam ne mbër yu mag lañu ñu leen di commander ñuy ñaan daal ñu déggee ñu xel te bañ ñoo déggee xool xam ni ñun làmb ñoo ko moom te ñun amatuñu dara ñuy prouver dañuy gunge rek xale yi Alaaji Ibrahima. waaw jërëjëf kontaan naa ba kon nag Fall maa ngi kontaan naa tey trop ci toog ak yow maa ngi nuyu nag les sages de la lutte sénégalaise boobu man mii Baye trésorier bi te itam maa ngi nuyu Pape Konaté jël nuyoo bi nag di ko tax ci jawrin akbar muy Moustapha Gueye mu wesaareel ma ko ci ñépp nag ñoom Pape Konaté ñoom Serigne Kane du ma limee jum ñoom Mansour Diop nag tey sa xarit sa grand frère la invité muy sa xarit
waaw na nga dugg ci site bi nag tasaare ko tey sa xarit sa grand frère sa gànnaawaal sa lépp moom laa invité tey muy Bourkhane Wade El Hadj Bourkhane Wade ñu di ko ñaanal jàmm xéewal kon nag maa ngi nuyu Issa Diène États-Unis Biram Ndaw Ndoy maa ngi lay ziar yaag sa copain ngay seetaanal site bi yëpp toujours muy apprécier suñuy waxtaan ci site bi Biram Ndaw Ndoy France maa ngi koy ziar bu baax a baax ak madame Ndoy Thiès ñëpp maa ngi leen nuyu bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ko sama caméraman Fall ak sama beneen Fall bi ñaari Fall la am fii ak Mboose ak ñëpp daal di ñaan comme ni nga ko ñaan rek site bi yàlla na ci yàlla def jàmm jërë ngeen jëf